ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy revenir ci kaw Ousmane Sonko ak ndaw si di Adji Sarr muy dossier boo xam ni dañ leen waxoon ni dañ ciy dem étape par étape bu ñu sañoon sax dañuy bàyyi ba yegg ca cappaandaw ga door ci def benn taxaw seetlu bu yaatoo yaatu mais puisque ñu baree bari ci abonné yi chaque jour dañuy xaar ci mbir mi donc li ñuy def mooy étape bu ci nekk lépp luñ ci xam ñu def ci benn vidéo woyofal ko ba mu neex a comprendre ndax kaa yu ni mel li gën a jaxase xelu sénégalais yi mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon te bari ñu ciy àddu parfois kàddu yi dafay technique trop ba sénégalais lambda bi du saisir exactement dossier bi ba mu leer ci boppam. moo tax tey dañuy revenir ci kaw Ousmane Sonko ak xale bu jigéen bii di Adji Sarr ndaw si ko tuumaal ni daf ko jéemoon sàkku fan lañ ci toll. benn ndax viol am na fa waaw wala déet bu dee ni amul itam ñu gëstu complot bi ñan ñoo nekk ci ginnaaw te loolu waxoon nañ leen ni wóolu nañ ci suñu enquêteurs yi. mais malheureusement ci côté woowu noonu malheureusement ci côté Ousmane Sonko dossier bi dañ ko génne ci loxoy gendarme yi procureur moo sàkku ñu boucler enquête bi transmettre ko dossier bi lii la sénégalais war a xam d'abord gendarmerie mënatul dem au bout de ces investigations parce que dañ leen wax ni am ngeen jaaraama yem leen fii te jox ñu dossier bi point bii nag lañ bëgg a leeral dooru ñëw ci teggi malaanu kiiraay Ousmane Sonko ak li ñu njort ni fa lañ jëm bu fekkee nit ñi tëgg lii lépp dañoo décider dem jusqu'au bout de leur logique. dañuy ñëw ci kaw viol bi ndax am na am déet yu bari doo ko bëgg a wax parce que Adji Sarr bu dul dara jigéen la te yàlla sax moo bëgg ku leen di suturaal mais mbir dafay toll foo xamante nii pour que rek dëgg bi feeñ d'autant plus que ki ñuy tuumaal moom itam dafa yori njaboot dafa am yoo xamante nii du ñàkk ñu wax ko te ñu bari sax yëg nañ ko déjà kon nekkatul kumpa wax ko garaawatul. mais ci certificat médical bi ñuy jébal Adji Sarr gannaaw bañ ko jëlsee ci guddi gi dem ak moom hôpital li rapport médical bi fësal mooy ndaw xale bu jigéen bi dem na bu yàgg dañoo bind ci rapport bi déchirure ancienne de l'hymen ba ndaw li demee yàgg na mais ba tey loolu du justification mën nga sax ñàkk ndaw par exemple en 2010 mais nit violé la en 2021 ñàkk ndaw taxul jigéen bon mais rapport bi dafa ñëwaat ne aucune lésion vulvaire nañ ñu bal mais dañuy expliquer ni mu demee maanaam ci awra ku jigéen ki nemmeekuwuñ ci daray coppite luy firndeel ni ab saakara wala beneen mbir dugg na cim déet ci waxtu yi weesu loolu li muy signifié mooy pénétration amu fa. beneen mbir bi ñu nemmeeku ci rapport médical bi mooy waxuñ ci benn yoon mbiru maniyu médecin bi def certificat médical bi du fenn fu mu waxee toq maniyu bu ñu fekk ci Adji Sarr kon wàllu test ADN moom mën nañ ko tegee nële ndax nekkatul ordre du jour parce que pénétration amul. benn trace su sperme duñ ko fekk fenn ci rapport médical bi donc lii mooy li ma tax xam d'abord balaa ñuy ñëw ci naka la procureur de la république def ba dëpp carte yi. léegi ci biir enquête section de recherche ci témoignage yu Sidi Ahmed Mbaye mi jël si woon Adji Sarr dem ak moom Sidi Ahmed Mbaye dafa ne benn médecin ak benn avocat moo ko jàppale pour faciliter déplacement am moom ak Adji Sarr ci guddi gi. léegi comme que ci mbiru Adji Sarr ak Sonko moom dès le début dañ ne viol wala complot la ci kaw viol bi moom yaakaar naa duñ ci reveniraat rapport médical bi leeral na lépp pénétration amul toq mën na yu relevé wuñ ko ci rapport médical bi léegi mu des mbiru complot bi maanaam ñen ñoo làkku ci ginnaaw Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr yi nga xamante nii ñu ndaw lañ ci mbir mi waxoon nañ leen ni bu ñu bàyyee gendarmerie wéyal liggéeyam yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul ñun Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr ay pion yu ndaw lañ leen jàppee ci dossier bii ndax boo xoolee ni doxalee ngeen xam ne yeewuñ dañ leen sacrifier ndeysaan dugal leen ci combat boo xamante ni daf leen dépassé seen xam-xam yeggu fa. léegi lan moo desoon mooy xam ban avocat ak ban médecin moo facilité déplacement wu Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr ci période couvre-feu bi loolu benn la. ñaareel bi mooy dem ci opérateur téléphonique yi tracé numéro yi Sidi Ahmed Mbaye doon communiquer le moment bi ñuy tëgg deal bi xam kan moo bind plainte bi Adji Sarr déposé ndax bi ko enquêteurs yi dégloo laaj ko kan moo la bindal plainte bi. dafa insister ne moom moo ko bindal boppam alors que ñun ñëpp xam nañ ni amul niveau d'étude bu poussé te éléments yi yëpp suñu gendarme yi macha allah bu ñu leen bàyyi woon ñu lijjanti ko en 48 heures mais malheureusement pour Ousmane Sonko procureur dafa sàkk ñu clôturer enquête bi daal di koy dakkal jébbal ko dossier bi ci ni mu gën a gaawee mooy li ñu doon wax la fois passée gannaaw ba tur Sidi Ahmed Mbaye génnee Sidi Ahmed Mbaye dañ koy rappeler doom la ci Maodo Malick Mbaye di responsable Benno Bokk Yaakaar donc gannaaw ba turam feeñee ci affaire yi. objectif bi moo nekkoon génne ko ci gaaw naka lañ ko ciy génnee mooy gendarmerie arrêté enquête bi noonu la procureur sàkkoo ñu clôturer investigation yi te jébbal ko dossier yi ni mu gën a gaawee
alors que moom Sidi Ahmed Mbaye mooy porte d'entrée bi ñuy permettre mooy buntu bi ñuy may ñu yegg ca kaw xam ñan ñoo làkku ci complot bii nii mais malheureusement mujjul am enquête bi dañ ko yamale arrêté ko ci càkkuteefu procureur. waxoon nañ leen aussi la fois passée que bu dossier bi génnee ci loxo waa gendarmerie ñun amatuñ ci yaakaar procureur de la république procureuru Macky Sall la loolu nekkatul information yenn ci magistrat yi aussi dañuy préciser yenn ci magistrat yi moomuñu seen bopp ndax dañoo amal njukkal Macky Sall parce que ci benn wet moo leen yor mais dafa am beneen mbir bu doy waar ba tax avocat Ousmane Sonko yi envoyé lettre procureur ngir ñaawlu ko. xam nga bi ñu jëlee dossier bi ci waa gendarmerie dañ ne léegi toppatuñ Ousmane Sonko mais personne X la ñuy viser la xam maanaam dañuy def enquête xool kan moo tëddee Adji Sarr léegi paradoxe bi nekk ci mbir moomu noonu mooy bu fekkee ni personne X la ñuy viser maanaam alxam koo xam ni kenn xamu ko donc Ousmane Sonko jaratul ñi simi malaanu kiiraayam loolu nag moo jaaxal avocat Ousmane Sonko yi tax ñu bind procureur di ko artu ci procédure bi nga xamante nii entamé nañ ko maanaam naka ngay defee réquisitoire contre X ba noppi di sàkku ñu lever immunité parlementaire u benn doomi aadama soit ñu ne Ousmane Sonko la ñuy topp directement fësal li ñu bëgg mu leer wala ñu topp réquisitoire contre X def seen investigation ba xam X boobu ñuy wax mooy kan te bu loolu amee dootuñu toppaat Ousmane Sonko lii mooy problème bi actuellement ci dossier bi. léegi nag ñun jàpp nañ ni dossier bi li ci des lépp politique la ndax bu ñu sukkandikoo ci rapport médical bi rapport bi Adji Sarr déposé gendarmerie bi porté plainte médecin bi ko def nee na waxtu yu mujj avant xale bu jigéen bi di yegg si hôpital gis ñu dara luy mandargal sëy rax ci dolli mentionné wuñu benn toq mani bu ñu prélevé ci moom wala boog dafa am beneen xeetu viol bu bees Sénégal te ñun xamuñu ko en tout cas ñun ñëpp ba ñu déggee viol dañoo yaakaaroon ni ndaw si dañoo yegg ci kawam wala sax bu nekkul Ousmane Sonko dañoo foogoon ni kenn ci gaay yi ku jël si woon ci guddi gi yóbbu ko moo ko tëddee door koo yóbbu hôpital su ko defee ñu bind ci rapport bi ne ndaw si sëy nañoo ak moom mais médecin bi ko xool moo ne gisul luy nduroog sëy waxuma la ak li ñuy forcé kon gisatuñ intérêt di lever immunité parlementaire wala boog dafa am leneen lu ñuy préparer lu ñu xamul ñun personnellement am na lu ñuy xalaat am na lu nekk suñu bopp mais duñ ko waxagum en tout cas ñi seetaan film américain bi de la chute du président dinañ comprendre fu ñuy waxee. ci film boobu noonu ba ñu bëggee woon fexeel président Alan Trumble dañoo jël ay empreinte benn garde rapproché muy Mike Banning daal di koy taqal ci arme yi war a rey président Alan Trumble après loolu bi ñu attaqué président bi ba waa FBI def ay prélèvement effectivement ay empreinte Mike Banning lañ fa fekk alors que moom yëgul tinul fekk gars yi jëloon nañ ay empreinte lu yàgg a yàgg daal di koy def ci arme yi war a rey président bi donte ci kaawu Sonko bi cas de figure yi bokkul mais juste pour wal leen naka la ñu mën a jëlee li bokk ci yow moo xam say empreinte moo xam sa ADN ba ci sa groupe sanguin te du ko yëg def loolu benn crime boo xamante ni yow yëgoo tiinoo laale woo ci ku weddi laajal Mamadou Dia wala nga dem visiter histoire am bi muy prôné ngir séparé wu ak politique bi ñu France bàyyee ñu am suñu souveraineté bopp dañ ko jiñ coup d'état tëj ko fukki at ak ñaari kaso te mujjul fenn bi muy génn kaso fekk na ñëpp fàtte ko lu baree bari raw ko carrière politique am demeetul noonu pour wal leen ni Sénégal dafa yàgg bari ñu sadik gars yi ils sont prêts à tout pour éliminer la avec tous les moyens possibles. ñun nag foogoon nañ ni kaawu Sonko bi comme que deal bi setul comme ni mu waroon setee parce que ñun ñëpp gisandoo nañ ni failles yi def ci bari lool amateurisme daf ci nekk yaakaaroon nañ ni dañuy classer dossier bi Sonko itam bu ci noppee gën a xoolaat boppam defaraat entourage am mais li ñu seetlu mooy gars yi nanguwuñu bàyyi ndax daa mel ni bii mooy seen sànni tàccu. gis ngeen jeunes yi ñu jàppoon ci koñ Ousmane Sonko yaakaar naa ni yéen ñëpp yéen a suivre conférence de presse frappe bi ñu organisé woon non seulement dañ leen di torturer torture yu métti métti mais ñun li ñu gën a jaaxal ci mbir yi mooy buñ la jàppee dañ lay laaj yow ban xeet nga bokk. li ci ëpp ñoom bu ñu la jàppee man personnellement li ñu lay wax mooy yow ban saaru xeet nga joolaa nga wala séeréer nga wala leneen nga jàpp nañu ne même. ñaawteef bu ñu taxoon a jug sax waruñ la laaj yow ndax yow joolaa nga wala séeréer la. lii lu garaaw la loo xamante ni buñ ci deful attention mën na taal Sénégal yaakaar naa ni muy Ousmane Sonko moo xam muy Macky Sall wala bépp leader politique bu nekk Sénégal am nga ay militants ak ay sympathisants joolaa pël séeréer soose wolof bambara mankaañ ak bépp xeet bu mu mënti doon dépassé nañ jamono joo xamante ni nit dafay topp nit parce que xeet bi la bokk wala diine bi la bokk. lii buñ ko bëggee indi ci espace politique bu Sénégal na ku nekk waajal sa bopp dem dëkki feneen te xam ne yeewoo Sénégal wóorutul
kon suñu takk der yi bu ñu nangu ku leen dugal ci mbiru ethnicisme loo xam ne dëkk yi ko doon fowe yépp daan ko caaxaanee dafa mujj tàkk. lan mooy jàpp nit di ko laaj yow ban xeet nga bokk wala dañu bëgg a taal Sénégal lii benn sujet la bu spécial boo xamante ni am na daañ ci ñëwaat ndax ci nguuru Macky Sall ñi ngi fooye loo xamante ni bés bu sottee ci guerre civile la ñu jëm dinañ dem ci ay divergence entre waaso yoo xamante ni kenn ci ñun dañ koy bamtu kenn ci ñun du ci mucc nañu def lu leen neex mais ngalawaay nañu bàyyi ak suñu réew ci jàmm ak salaam bàyyi ñu ak cohésion sociale bi nga xamante ni moo mës a nekk suñu taaru réew kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf